yéen ñiy seetaan Al Furqan TV abonné leen te ngeen laal tous notification bi te ngeen aimé vidéo bi bu leen ci tàyyeel benn yoon abonneel fu xonq fi la bësal laal sonori gi vidéo bu ñëw nga teel cee barkeelu ba pare nag email te partagé vidéo bi ngir sa yeneeni mbokk jot ci jaa ngeen jëf. Al Furqan di daji biddaa di saxal sunna Al Furqan di daji biddaa di saxal sunna al farqu bayna al haqq wal baatil Al Furqan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Bokkale 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 moytul ma bokkale moytul ma bokkale moytul ma moytul ma moytul ma bokkale moytul ma bokkale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokki Al Furqan numéro 1 ak numéro 2 ak fépp suñu kaddu nar a egg ëllëg ñu ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi xam ngeen ni seen groupe bii di Al Furqan day taxawal na jotaay boo xam ne mi ngi ko dippee jaar-jaaru sunnit bi ñu di ko amal ay bés bu nekk di dalal kenn ci suñuy ñoñ ngir waxtaane ay jaar-jaaram. tey nag ñu dal ci seen benn mbokk moo xamante ni defe naa kenn dootu ko laajte ci woote bii di woote alquran ak sunna ala fahmi salafil umma muy seen mbokk Daouda Diawara ñu ngi koy dal fii ci Al Furqan fas yéene seq ak moom ay laaj ak ay tontu kon Cheikh Daouda bu fekkee dégg nga suñu kàddu ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di rafetloo dalal bi ngeen may dalal fii si groupe Al Furqan numéro 1 di nuyu mbokk yëpp ñi nekk Al Furqan ak képp ku nekk si furu yi wala foo munta nekk su fekkee ne sama kaddu bi dina egg si yow donc maa ngi si ligne bi barakallahu fikum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Daoud macha allah ahlan wa sahlan waaye incha allah mbokk kon ñu ngi lay dalal ci groupe bi di Al Furqan xanaa laaj bu njëkk rek mooy bëggoon nañu xam Cheikh Daoud ban dëkk la gënee àdduna ci ban askan la bokk man ci yan famille la bokk ak ñan ñooy ay mbokkam ku ko bëggoon xam daal ci gàttal incha allah barakallahu fikum. waa mbokk yi gannaaw bu ma leen nuyu di la gërëm di la sant tamit di rafetlu sa laaj bi tamit waaw man de maa ngi tudd Daoud Ibn Ibrahim Diawara fi ma gane si àdduna nag mu nekk benn village bu ñuy wax Madina Génoto si frontière yi Gambie daal nag soo nattee suñu diggante ak Gambie su passé 10 kilos du bare wala sa est-ce que dina ko mot waaw am na yenn côté yi nag la chaque année du mot 10 kilos mais comme village yi nga xam ne dafa nekk Gambie peut-être ñenn ñi wallahu alam xad yakun mu mot 10 kilos mais pour te dire ñun si frontière Gambie la ñu nekk
si gox bi nga xam ne moom la ñuy wax wulli waaw wulli foofu dafa nekk si fleuve Gambie si côté fleuve Gambie foofu lañ nekk ñu nekk si département Tambacounda ak région Tamba commune bi nag tey commune yi Netebul la bu njëkk communauté rurale Netebul lañ doon wax ak arrondissement Misra mais léegi pour dire mooy man maa ngi juddoo si région Tambacounda ak département Tamba ak commune de Netebul bu njëkk nag mooy état yi njëkk mooy empire yi ñu ngi woon wulli suñu dëkk bi wulli la parce que wulli dëkk bu xaw a yaatu la am na xaaj bu mag bu nekk Sénégal en même temps am na bu nekk Gambie tamit waaw donc foofu laa juddoo foofu laa mag waaw sama parents yi nag sama maam presque moo ñëw foofu ki jur sama papa waaw dëkk bi nag instant bi jaawaraay ñoo fa nekk ñooy chef de village ñooy imam yi dëkk boobu la kanta lan la par exemple su fekkee ne da ngay laaj tamit ban xeet laa bokk ñun de instant bi ñun jaaxanke lañu jaaxanke benn xeet la boo xam ne si xeeti nkoo la bokk nkoo mooy làkk bi nga xam ne dafay boole bambara ak soose comme ni gars yi ko xamee tey manding ak yenn yi nga xam ne ñoom ak boo demee si yenn dëkk yi dañu lay wax jula Guinée maningo la ñuy wax wala mande ak kaabu boo demee côté Casamance yi kaabu nko donc yooyu la daal mooy xeetu soose la daal suñu ko bëggee xam mais suñu cosaani saraxule lañ parce que Jawara moom fu mu ta nekk saraxule lañ donc suñu cosaan mu ngi bàyyi ko fale si Kingi Mali si côté Nioro fu ñuy wax ne bu njëkk amoon na benn empire boo xam ne empire Jawara lañu ñu ko wax ne Kingi donc ñun foofu la ñu bàyyi ko woon bu dugg si frontière Sénégal boobu nag Sénégal Mali amul woon ay bundu ñoo amoon ak kii ni comme empire yooyu ñoo amoon ñoom ñu ngi woon Nioro Mali quoi voilà donc ñun suñ cosaan saraxule lañu mais ba ñu ñëwee côté sow bi bon suñu parents yi dañoo toog si dëkk yi nga xam ne ay dëkki jaaxanke lañu moo tax ne peut-être changement xaw na commencé di ñëw donte ne ñun suñu téere mag ñi njëkk ñoom bu ñu koy sharh wala haamishi ko wala haashiya ko dañ koy haashiya si saraxule voilà demoon na am na jamono boo xam dañ ñu ne sax suñu papa sax ñoom dañu leen doon bu ñuy jàng sax dañu leen doon firil ñaari lakk yëpp jaaxanke bi ak saraxule mais saraxule moom dafa xaw a dispari suñu dëkk léegi ñun jaaxanke la ñuy lakk kon yaakaar naa ne loolu mooy sa première laaj bi barakallahu fikum wallahu taala alam. macha allah Cheikh Daoud Diawara présentation bi am na solo jubluwaay bi mooy xam kii ñuy waxtaanal mooy kan te defe naa leer na waa Cheikh Diawara bu ñu bëggoon xam Cheikh Daoud Diawara lan mooy jaar-jaaram ci ak njàng fan la tàmbalee ak fi ñu toll ni tembe fan la yem. waa jërëjëf jazakumullahu xeera waa man de sama njàng maa ngi ko commencé suñu dëkk xam nga sama papa borom daara la woon rahmatullah alayhi donte ne dafa teel a génn àdduna mais li ma fàttaliku si moom ba may firi ij moom moo ma njëkkoon jàngale donte ne xale laa woon xale bu ndaw la xam naa jamono joo sax aw ma woon 10 ans waaw parce que boobu ñun ni ñu doon jàngee mooy ay genre abatasa mais niñ koy defee mooy bàyyi siini mi mara yooyu lañ doon jàng noonu la ñu commencé firi ij après ñu commencé bi asmi ilahi boo je crois dañ koy def boo suratu tiin yaakaar naa boo ko defee ñu xam nañ ne yow léegi mun nga lire tuuti commencé nga iji
après nga commencé di jàng normal sama rakk papa moom moo ma doon jàngale yooyu noonu masala baay siini mi mara yooyu quoi si bismillah lañu tàmbale mais bismillah bono baay lañu wax siini mi mara xam nga baaw bi ak siini bi ak miimu bi ñoom noonu lañ ko doon defee léegi bu ñu demee boo kii loolu après dañuy commencé bi as mi i laahi saaro yooyu quoi léegi sama rakk papa moo ma jàng commencé loolu ba mu paree su sama rakk papa sama papa mooy ñëw di ñu kii ne mais comme dafa télé gaañu rahmatullah alayhi ak sama kii ne bon après sama mag aussi moom laa continuer ñoo bokkoon baay et moom laa continuer am na benn instant nag sama jàng xawoon na am jafe-jafe mais alhamdulillah yàlla dogal na sama mag yi ñu xaw ma jàppale bon alakulaale ijina ba ma ijee ba pare bon ma commencé di génne suñu dëkk sama première fois pour jóge suñu dëkk moom pour tukki loolu si yoonu xam-xam laa ma dem Gambie si benn cheikh bi fi nekkoon ñu ko wax ne Sidiya Silla si dëkk bi nga xam ne ñu ko wax ne Bagadaji boobu noonu si Jimara la bokk mais mu nekk peut-être suñu ko mu ne Gambie ñoom Opareve division la ñuy wax mais mooy Bolonkono ñoom dañuy wax Bolonkono c'est-à-dire diggante ak Basse presque 20 kilomètres la foofu laa demoon jàng foofu peut-être yenn si xam-xam mais li ma gënoon jàng foofu mooy alquran sa tafsir ma doon tafsir bi si jaaxanke mais après jeexul woon yaakaar naa dem naa ba suratu Kahf après ma taxaw ñibbi parce que boobu sama yaay def ma soxla woon après ma def encore yaakaar naa benn année laa def suñu dëkk ma demaat si Gambie si benn dëkk ñu ko wax ne Dembakunda en même temps Jimara la si côté Basse noonu ma nekk foofu di liggéey mais en même temps may jàng si benn cheikh ñu ko wax ne Alhaji Isa Jagana rahmatullah alayhi kooku macha allah changé na mbir yu bare si sama vie waaw donc moom sax moo ma soññal pour ma dem dugg si njàng nidaami mooy madrasa si moom laa jóge parce que moom yoroon na daara mais en même temps am na benn daara bi dafa ànd ak école wala jàng bi ñuy jàngee foofu tamit presque jàng école la moom moo ma soññi loolu léegi ba ma jógee foofu yàlla dogal ma waxtaan ak sama yaay ak sama frère ñu jàppale ma dem dugg si Alfala ba may duggee Alfala boobu c'était en 98-99 ma ñëw direct si shahada ibtida'i ba ma amee shahada ibtida'i ab Tamba Alfala Tamba benn année laa fa def après ma ñëw Kaolack donc Kaolack laa def sama BFM Alfala Kaolack laa def sama BFM ak sama bac ba ma amee bac nag bon nekkoon naa Dakar benn instant après jamono jooju may demandé tamit si école yi demandé woon naa si Ibnu Mubarak pour ma jàng foofu mais kulliyatul ifriqiya après aussi ma bindi demande Pire kulliyat daawa yàlla dogal ñu jëli ma Pire ba ma demee Pire rek après si lañ ma woo si Ibnu Mubarak pour ma ñëw defu ixtibaar waaw kulliyatul ifriqiya ma ne leen man de finalement maa ngi Pire tamit def naa foofu benn année boobu noonu c'est 2005-2006 benn année laa def foofu après ñu qabulu ma jaamiatul islamia sama qabul dafa génne jaamia islamia donc maa ngi ñëw jaamia islamia si année scolaire 2006-2007 si laa ñëw fii ba ma ñëwee fii tamit dugg naa kulliyatul hadis yàlla dogal ma am foofu baccalauréat jóge foofu baccalauréat mooy licence jóge foofu ñëw qismu daawa wa saqafatil islamia ma am foofu diplôme bi ñu wax ne benn année la nga koy def diplôme daawa yàlla dogal encore ñu jële ma magistère
ba ma paree si magistère yàlla dogal ñu jëlee ma si doctorat instant bi maa ngi si doctorat maa ngi suivre doctorat si kulliyati daawa wa usuli din fi qismi ad daawa wa saqafati al islamiyya. donc xam naa jàng bi moom foofu la tolloo instant bi si wàllu jàng nidaam yi waaw. barakallahu fiikum. macha allah Cheikh Daoud jaar-jaar bi am na solo daanaka jaar nga fi li ëpp ci ndaw Sénégal yi di jaar ci njàng ay wax baa siin mimara liif lam alsaqeer liif lam ra xablonk mim lif gu aj mimara nga xam ni xaraf yi dañ la koy jàngal ci misaalu làkk wolof gi nit ñi gën a miin naan ay xaa ngimiñ till ay xaa dem dellu si yal na yàlla fay jàngalekat yi. waaw Cheikh Daoud ba tey yaa ngi egg di def sa doctorat yal na la ko yàlla yombalal te yàlla def ci barke Cheikh Daoud bëggoon nañ la laaj ndax Cheikh Daoud Diawara moom jaar na ci tasawuf am déet. waaw mbokk mi jazakallahu xayra barakallahu fiikum man de tasawuf mun naa wax ne man jaaruma si tasawuf suñu ne tasawuf bi maana al istilaahi parce que yàlla dafa dogal ne ñun suñu gox wala dëkk bu ma juddoo ñoom xóotuñu ay tasawuf daal nag mun naa am sax xamuñu lan mooy tasawuf dañ koy dégg rek mais man tasawuf maa ngi koy xam ci sama cheikh bi nga xam ne moom laa la wax Alhaji Issa Jagana rahmatullah alayhi fale si Gambie fi benn dëkk ñu ko ane Dembakunda kooku moo ma xamal tasawuf parce que ñoom yàlla dafa dogal ñoom tijaani la woon seen kër yëpp seen famille seen papa yëpp ñoom ñëpp ay tijaan lañ woon mais yàlla dafa dogal ba mu demee ba jàng ñu gisi sunna mu xiir si loolu di jàngale encore sunna mu amee tout ay jafe-jafe parce que moom si boppam moo ma wax des fois seen dëkk même su yónnee xale su boutique suñu xamee ne moom moo yónnee xale bi dañuy wax ne nekku fi c'est-à-dire su fekkee ne moom sax dafa bëgg mburu dañuy wax ne mburu bi jeex na kooku moo ma xamal le tijaaniya mu waxal ma lu bare si mbir mu tijaan donc man dama xamoon tasawuf dama teel a xam si tasawuf si ki nga xam ne moom moo ko dundee après génne si alhamdulilah rabbil alamin ak ñeneen ñi nga xam ne dund nañu tasawufu waxtaan naag ñu bare si ñoom mais ñun moom wax dëgg yàlla ñun mun naa la wax ne ñun dunduñu tasawuf donte ne soo nekkee suñu dëkk dañuy wax ne ñoom ay xaadir lañu mais ay xaadir la ñoo xam ne amuñu sëriñ par exemple ñun suñu dëkk nit ne diw mooy sama sëriñ amu fo ñun suñu ne su fekkee nee nañu sa sëriñ rek moom moo lay jàngale mais pas comme sëriñ bi nga xam ne tawas wasila mi gaay wax loolu amul woon suñu dëkk te yaakaar naa ne ba léegi loolu gisaguma kenn di jàpp ne diw mooy sama wasila loolu amu fo alhamdulilah loolu sant nañ si yàlla subhanahu wa taala parce que loolu ku xam xeet bi nga xam ne ñun foofu lañ jógee da ngay xam ne ñoom seeni diine ak tasawuf jotuñu woon dara c'est-à-dire tasawufu gan la si ñoom mooy xeetu jaaxanke Afrique amul mun nañ wax ne amul xeetu bu leen jiitu si l'islam si surtout Afrique sowu jant parce que boo xoolee seen taarix da nga xam ne ñu teele dugg si l'islam la ñi gënoon tasaare l'islam tamit si Afrique sowu jant moom Sénégal ak presque ak Guinée ak gox yooyu noonu donc mais finalement lañu mujjee dugalante ak suufiyanke yi mais xóotuñu woon tamit si mbirumu tasawuf donte ne am nañ ay mbir yoo xam ne am na ñenn di ko tuddee njabar masalan sha'wada loolu moom lu bari la si ñoom comme africain yi bari dañu am diine mais dañu am sha'wada tamit mais si côté tasawuf moom da ngay gis ne ñun loolu dëgërul trop suñu côté moo tax ne alhamdulilah man mun naa la wax ne man dunduma tasawuf
te maa ngi si sant yàlla subhanahu wa taala waaw parce que téere tasawuf bi nga xam ne moom laa njëkk am mooy ay fuduyatu rabbaniya no la fuyudatu rabbaniya naam fuyudatu rabbaniya benn téere la si téere xaadiriya yi boobu nag lu tax ma am ko daa am kuy jaay téere man dama am benn téere bu ma bëggoon jëndi futuhatu rabbaniya la tut kooku téere la boo xam ne da lay ay xutba la ay xutabu mimbariya masalan da lay jàng comme période bu nekk dafay indi xutba si période boo noonu ramadan rajab affaire yoo noonu période bu nekk nag dina indi benn xutba si loolu téere boobu laa bëggoon jënd parce que suñu benn mbokk moo nekk France moom moo ko indaale woon si ay rakam laa gisoon téere boobu noonu ma bëgg jënd téere bi léegi jaaykati téere bi ma laaj ko ma ne ko al futuhatu rabbaniya moom daa foogoon ne fuyudaatu rabbaniya laa wax mu ne ma mu ngi fi après naa la ko indi mu indaal ma téere bi mu fekke li ma bëgg du boobu mais finalement jël naa ko moom tamit téere boobu tamit gannaaw yàlla après sama cheikh boobu noonu alhaji Sa Jagana téere boobu tamit moo ma xamal lan mooy qaadiriya au fond donc wax dëgg yàlla alhamdulilah sant nañ yàlla subhanahu wa taala donc mun naa la wax ne tasawuf moom dunduma ko par alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Diawara ni ñu déglu audio bi mooy dafa mel ni tasawuf moom taxul nga sóobu ci waaye biñ dégloo audio bi dañu gis ni dëkk boobu moom dunduñu woon lu jëm ci tasawuf waaye nag ab njaxas amoon na fa lu jëm ci njabar rek lu jëm ci nangam ndax njabar moom dëkk boo ko dégg la muy dégg mooy mën xëj bu set des na fa waaw mën xëj bu set bii nga xam ne mooy topp yoonu salafu saalih bu nga bëggoon laaj Cheikh Diawara loolu fu mu la dabee ban jamono ngooy yëg ni gis nga lu leer nag loo xam ne moo dëppook njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir nga war koo topp nag loolu ban jamono la ak nu mu demee. waaw jërëjëf man nag yàlla dafa ma jàppale si benn côté parce que bu ma nekkee xale loolu maa ngi si sant yàlla subhanahu wa taala li ma jàng moom dama koy pratiquer li ma jàng yàlla dafa ma mayoon loolu surtout si côté jaamu yàlla moom mais xëy na daa am ay ñaari téere nag daa am ñaari téere yi ma gën a poussé si loolu téere bu njëkk bi mooy Laxdari muxtasaru Abdurahman al Akhdari Sénégal ñëpp xam nañ ne foofu la ñuy tàmbalee jàngam fiq maliki téere boobu noonu am na wax boo xam ne mun naa wax ne wax boobu dafa am jeextal bu rëy si man mooy si muqaddima bi rek fu muy wax ne wala yatlubu rida almaxluqina bi saqti alxaaliq qaala allahu subhanahu wa taala wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduhu in kaanu muminin mu ne as mukallaf du sàkku ngërëmal mbindeef yi si meram yàlla subhanahu wa taala nee na yàlla subhanahu wa taala defal ne yàlla ak yonentam dong lañ war a sàkku seen ngërëmal kàddu bi waxu ji moom dafa am jeextal bu rëy si man ba muy continuer sax muy wax ne wala yaxillu lahu an yafala fi'lan xatta ya'lama xukma allahi fiihi nee na daganul ak mukallaf muy jëf benn jëf lu dul mu xam lan mooy atte yàlla si jëf jooju wa yas'al al ulama wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan nee na nag mun na lu mu xamul nag mun na laaje boroomi xam-xam yi mais boroomi xam-xam yi nga xam ne da leen laaj
ñan la war a topp mooy ñi nga xam ne dañuy topp sunna yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mel dañ ko laajee ñooy ñan c'est-à-dire parce que nit ñi ñu bare dañu wax ne ñoom si sunna la ñu nekk mais dafa wax ne dafa mel dañuy laaj ne ñoom ñooy ñan c'est-à-dire ñan ñooy topp yonent bi sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu leen war a topp bu ñu leen war a roy mu ne alladina yadulluuna ala taatillah mooy ñi nga xam ne dañuy tettal nit ñi soññal leen si topp yàlla subhanahu wa taala en même temps ñu ngi leen ne moytunduloo si yoonu seytaan waxu ji ni mun naa wax ne waxu ji jël na si lu bare si man ba yàlla dogal lépp lu may def damay xam ne damay xool ne lii lan la yàlla waxu fii d'abord balaa ma koy def c'est su ma wéere ne lii sunna la moom dama koy pratiquer man daal nag mun naa wax ne changement yi sama changement si mbir yi mu bare nii la ñëwee ak tamit suñu demee si risalatul al xayrawaniya masalan risalat ibn abi zayd si muqaddima bi tamit moom tamit am na wax bu fa nekk tamit li ma jàppale la dama si sant yàlla subhanahu wa taala mooy fu muy wax mbir bu iman ba muy wax ne dine liimaan moom ngëm yàlla moom aw wax la si lammeñ ak sellale si xol ak jëf la si ay cër nee na day yokku mais day wàññeeku tamit jëf yi yu baax day tax mu yokku bon mooy yàlla day tax mu wàññeeku boobu muy wax ne liimaanu bi waxu bi ak jëfu bi du mun a mot lu dul mu ànd ak yéene yéene bu baax nee na yéene bi waxu ji jëfu ji yépp du mot lu dul mu déppoo ak sunna mu ne wala qawlun wala amalu illa bi niya wala qawlun wa amalun wa niyatun illa bi muwafaqati sunna lii dafa ma jàppale ne bépp jëf bu may def si wàllu jaamu yàlla moom damay xool ne lan moo déppoo ak sunna su déppoo ak sunna dootuma xoolee kan moo def loolu wala kan moo deful c'est-à-dire du ma sàkku ngërëmu kenn si loolu du ma xoole lii ndax diw dina ko bëgg wala du ko bëgg ak fu muy jeexalee tamit mu ne wa tarkil mira wal jidaal fi diin wa tarki kulli ma ahdasahu al muhdisun da ngay bàyyi wérente ak xulo ak ngaayo si diine mais da ngay bàyyi lépp loo xam ne moom la ñu sos si diine bi mun naa wax ne si sama changement yu bare si su côté sunna ak lii la woon gannaaw yàlla subhanahu wa taala ak sama cheikh bi nga xam ne moo nekkoon Dembacounda ñu ko na alhaji Isa Jagana rahmatullah alayhi kooku tamit jàppale na lu bare si mbirum sunna comme ni ma ko waxee noonu daal nag gàttal nag lii yii ba ma xamee yii nii si laxdari ak risala bi ma commencé lépp lu may gis ne lii ab jaamu yàlla la ñu ne yonent ni la ko defee dama koy def noonu la ñëwee julli ak mbir yu bare noonu la ñëwee donc yaakaar naa ne loolu tamit leer na wallahu taala alam macha allah Cheikh Diawara jaar bi am na solo loolu nag ci la nga tàmbale woon rek mooy ndimbalu yàlla la ndax su fekkente ne ay téere yooyu nga wax ne moom nga jàng lu mel ne Laxdari lu mel ne Risaala suñu réew moom nit ñi dañ koy jàng ba di ko jàngale waaye teewul ci lañu gën a sax mën na lu gën a sóobu ci ak réer waaye yamul ñu ci réer waaye di réeralaate kon ku yàlla dimbali ba nga jàng téere yooyu jug di wër dëgg ba yàlla sama borom mën la ko li nga wax rek mooy ndimbalu yàlla la waaw gannaaw bi nga jàngee téere yooyu mu am ak changement bu mu def ci sa dund ndax loolu moo nekkoon laaj bi léegi yan jafe-jafe bi nga toog commencé topp manhaj bu set muy manhaju salafu saalih yan jafe-jafe la jural Cheikh Diawara. waaw jërëjëf man nag mun naa wax ne man awma jafe-jafe xam nga nee naa la ñun suñu dëkk tasawufu xóotuwul foofu donc wallahu alam mais man ba ma commencé dund sunna moom sarata
jànkonte wu ma ak benn jafe-jafe suñu dëkk. daal naa jàngale suñu jàkka comme nu ma neexe te dina waxtaan tamit comme nu ma neexe daal awma benn problème si jamono bi nga xam ne moom laa fa nekkoon. waaw parce que imam yi dëkk yi sama mag lañu donc xëy na gannaaw yàlla subhanahu wa taala loolu tamit dimbale na ma ak tamit ñàkk a xóotu bu gaa yi xóotu woon na si tasawuf. voilà moo tax ne mun naa la wax ne donte ne waxu ju sew day bare day am nit ñi moom foo nekk rek nit ñi dinañu mun a wax waxu yu sew mais awma benn jafe-jafe si côté boobu parce que si sama sunna moom non jamono bu may xaw a kii ne donte ne léegi sax peut-être xaw na kii tuuti si fan yi parce que comme li ma lay wax ne xam nga tasawufu moom dafa baaxul léegi am na ñoo xam ne suñu dëkk commencé nañ jokkoo ak yenn suufiyanke yi ñu commencé dugalee seen bopp si mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla fu muy jëm du baax ñooñu nag mun nañu def seen effort yi mais yaakaar naa incha allah c'est trop tard parce que koo xam ne plus de 20 ans ñu ngi dund sunna si dëkk boo xam ne amuñu benn jafe-jafe donc tey ku nara songu loolu yow yaay sonn mais boo moytulu de du dem waaw xëy na moom ku bugg loolu sa dunku mooy woddu rek mais yaakaaruma ne di nga am ndam si loolu donc moo tax ne ñun suñu dëkk mo alhamdulilah amuñu benn jafe-jafe si côté boobu donte ne yenn aadaat yi ñu ngi foofu bëgg nañ mu ngi deñ ndànk-ndànk ñu ngi def effort am na ay mbokk yu bare yi nga xam ne ñu ngi dund sunna foofu alhamdulilah ñu ngi sant yàlla parce que affaire yi tamit day ñëw ndànk-ndànk kenn mënu ko dindi benn fan. par exemple ñun suñu dëkk am na aadaat yoo xam ne nit ñi dañ koy def masala ay comme li ñuy wax saraxe seen genre sarax yooyu noonu mooy bési ñetti fan nit su génn àdduna ak juróom-ñaar ay 40 jours affaire yooyu ak ñu mel noonu xëy na loolu pour mu deñ am na ñoo xam ne duñ ko bëgg quoi parce que peut-être seen intérêt la wala dañ jàpp ne loolu tamit dafa yàgg si ñoom loolu moo tax mais en tout cas moom li ma la mën a wax mooy tasawufu comme dëgërul suñu côté moo tax ne yenn mbir yi doo si am jafe-jafe. loolu sax def ma fàttaloo benn mag boo xam ne macha allah daa yi la seet naa ko si këram ñu waxtaane mu wax ma fan nga jóge ma ne ko Tamba ñun waa Tamba lañu mu wax ma loolu encore mu ne ma yéen seen gox chance bi ngeen am mooy tasawufu am fa doole nee na saawada bi nga xam ne moo fa nekk loolu moo gën a oyofu ko tasawuf ak turuk surtout tarixa yi te effectivement loolu dëgg la waaw loolu dëgg la parce que am na yow su fekkee ne saawada la nit ñi sax dañuy dem ba xam ne yii du dara donc yooyu si boppam moo commencé di jeex suñu côté alhamdulilah suñu dëkk surtout suñu dëkk ñu bare xam nañ léegi loolu moom du dara voilà donc loolu lañ leen mën a wax mooy man mo alhamdulilah maa ngi sant yàlla si côté boobu waaw. macha allah Cheikh Diawara yal na yàlla sàmm la mag moom de loolu mu la wax lu wér a wér la boo xoolee dëkk yi nga xamante ni jot nañ lislaam te tasawuf jaaru fa moom daawa moom fa la gën a yombee moom parce que tasawuf bu ñëwee dafay indiwaat yeneen i xalaat dem ba dafay sax après l'islam bu njëkk ba fa nekkoon nga xam ne mooy njàngale yàlla ak njàngale yu sam sax ñoom buñ dikkee moom la ñuy jàppee ñoom contraire l'islam moom foofu kon loolu mu la wax ju dëggoo dëgg la Cheikh Diawara bëggoon nañ xam ba xam Cheikh Diawara moom jaar na ci njibar am déet beneen bi mooy Cheikh Diawara ban expérience la dund daal mu doon lu ko metti ci àddunaam xam naa waxtaan wi nag mi ngi xëccu jëm ci jeex jombul gannaaw laaj bi xëy na benn ñu laaj rek koy tëjee ndax foofu ngeen nekk xam nañ ni ma ngay guddi lool incha allah yal na yàlla sàmm la jazakumullah xayr.
waaw jërëjëf si laaj bi njabar nag bon xawma lan ngeen jubul si njabar su fekkee ne shawada la xam nga shawada mun na bañ a bokk ak njabar donte ne mun na laal tamit njabar moo tax ne laaj bi moom dafa xaw a kii tuuti dafa des leer quoi wala bopp si fekkee ne man maa dem si jabarkat wala man sama bopp maa doon jabar bugg naa affaire bi leer quoi loolu moom dafa xaw a kii nii waaw en tout cas li ñu xam ne sexr bon sexr dafa bari ay façon sexr bi nga xam ne mooy nit day jàppale ko si day dimbale ko si masalan si jinne wax dëgg la man moom loolu defuma ko waaw bon xëy na mun naa dem si nit mu si liggéey parce que daal naa dem si nit mu defal ma c'est-à-dire ngisaane waa ngisaane daal naa dem si nit mu defal ma ngisaane mais yàlla tamit dafa ma jàppale foofu man musuma dem si nit si sëriñ boo ma am xel bu dal moom loolu moom amul même soo ma defee ay liggéey loolu moom sama xel dis dal te dus dal te tamit ak kii ni tamit donte ne musuma si liggéeyal ak nit waaw mais ab nit moom jox na ma benn affaire man sama bopp ma bindi ko essayé ko nu ma waxee noonu la demee mais après dama lakk lépp man maa ko essayé mooy par exemple li ñu wax noonu mooy tuulu yooyu noonu bi nga xam ne dafay boo ko kii nii boo ko tag c'est-à-dire kenn du la jam paaka mënu laa jam wala affaire yoo noonu waaw mais ba ma dund sunnam laa kii yooyu yëpp takk téere moom loolu xam nga loolu moom day am si bañ nekkee xale dañu lay takkal ay téere waaw mais boobu tamit ba mu ko bàyyee moom yaakaar naa ne sax avant may dund sunna yaakaar naa yooyu bàyyi naa ko parce que daaluma kii loolu trop waaw donc sa laaj bi moom su fekkee ne yooyu mooy njabar moom si saawada moom su fekkee moom nga jublu moom saawada naam daal naa dem nit ñi pour ñu seetal ma loolu daal naa ko def mais man sama bopp moom maa musta dem si nit pour mu defal ma seet ngisaane ma gis lu mu ma wax daal loolu moom musulu am ma ne diw wax na ma li loolu musulu am abada te nit musuma defal liggéey tamit boo wax dëgg yàlla ma am xel mu dal daal waaw ma am xel mu dal loolu amul wallahu alam macha allah Cheikh Daouda liñ ci bëggoon laaj defe naa tontu bi leer na képp ku déglu audio yi dana ci am lu ko leer njibar mooy ki toog yor ay mbiram di ko jëf waaye ka dëkk ca moom kooku lañ ko tuddee mooy kay njibarlu ko kenn tuddee ko njibar ci làkk olof waaye lañ ko tuddee mooy kay jibarlu yàlla na yàlla sàmm la wax ji leer na léegi Cheikh Daoud lan ngay dénk ndaw yi nga xamante ne ñu ngi soog a tàbbi ci sunna ak ñi nga xamante ne nag ñoom tàbbeeguñ ci sunna loolu nag mooy suñu laaj bu mujj di la sant di la gërëm ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci waxtaan wi yal na yàlla sàmm leen aar leen dëgëral Qur'an ak sunna yal na yàlla daaneel neen ak way neen jazakumullah xeyran. aywa jërëjëf man nag li may dénki sama bopp dénki mbokk yi yëpp moo xam ne ku nekk ci sunna bu yàgg wala kuy soog a dugg ak kuy waaj a dugg ak koo xam ne duggagul li ñu leen wax mooy ñun bu ñu nee sunna alkitaab ak sunna mais ni ñuy nàmb foofu mooy ala fahmi salaf parce que boo xoolee ñëpp dinañ wax ne ñoom ci sunna lañu bokk mais fu nit ñi wuutee mooy fahmu salaf boo demee ci suufiyanke seen téere mu ngi fees ci dell
de kitaab ak sunna boo demee si ashaira yi ñoom sax jàpp nañ ne ñoom ñooy ahlu sunna zulman wa zuran boo demee si mu'tazila yi même chose xawaarij yi xisbiyun yi jàpp ne ñoom ñoo nekk si dëgg bi mais li ñuy wax faysal mooy arbitre bi mooy lan mooy fahamu salaf te ñu bàyyi xel si leen l'islam dafa ñu soññ si ñaari mbir di tere ñu ñaari mbir boo xoolee li nga xam ne moom lañu soññ ñaari mbir yoonu boo xoolee ñoom finalité ñoom ñoo bokk ñaari mbir yi nga xam ne dafa ñu ko teree tamit boo xoolee finalité ñoom ñooy benn lañu daal masalan nit l'islam dafa ñu soññ ñu nekk waxukatu dëgg as-sidqu ñu nekk waxukati dëgg sadiquun te l'islam dafa ñu tere fen mais daal sidq safaanu mooy fen loolu la encore l'islam dafa ñu soññi si tawxid saxal si tawxid mu tere ñu lan mu tere ñu bida mu tere ñu shirk kon tawxid lu muy woote mooy sidq parce que tawxid borom tawxid ba il faut mu nekk sadiq munoo dundu tawxid normal nga nekk fenkat bu ñu ne as-sidqu mooy dëgg loolu as-sidqu ma Allah wa sidq ma al xalq da ngay nekk waxukati dëgg sa diggante ak sa borom mais sa diggante ak xalq tamit mbindeef yàlla yi da nga nekk waxukati dëgg te bàyyi xel tamit l'islam nu ñu soññee tawxid boobu noonu moom lañu soññee encore si sunna nu ñu teree pour fen noonu lañu teree encore bida parce que bida moom munoo si nekk lu dul nga fen waaye donc sunna dëgg la moo tax ne il faut ñu wax nekk waxukati dëgg tawxid yi dëgg la borom tawxid il faut mu nekk waxukati dëgg kon ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu wax ne alaykum bi sunnati xoolu ko beneen hadis alaykum bi sidq parce que ñaar yi rek ñoo mun a ànd ba muy wax fale wa iyaakum wa muhdasatul umur foofu la waxee encore si beneen hadis wa iyaakum wal kadib kon sidqu moom dëgg moom sunna si foofu lay tàmbale bu la nee nga ne bida tamit day tàmbale si fen waaye parce que bida fen la shirk nu mu nekkee fenn si wàllu côté tawxid bida tamit noonu la nekkee fenn si côté sunna al côté iqtidaa wa tabliq kon ñiy wax ne ñoom si kitaaba ak sunna lañu nekk bare nañu daal naka jullit ñëpp mun nañ kaa wax mais lenn rek moo ñu won ne kan moo nekk si dëgg mooy fahamu salafu nag loolu si téere salafu nga koy fekk buy ne tamit fahamu salafu nekkul ne benn par benn non
fahmu salaf soo su buggee xam mooy mun nañu wax ne ijma mooy bu njëkk bi mooy loo xam ne salaf yi ajma'u alayhi parce que su fekkee ne xilaafu ñëwee rek si bayna salaf nga jëli ke mun wax ne kon loolu mooy fahmu salaf mun nga wax nag fahamu ñenn si salaf moo tax ne fahmu salaf muy gën a dëgër si fan si buntu tawxid buntu aqida parce que foofu noonu doo am xilaafu si usulul aqida usul ahli sunna wal jamaa doo si am xilaaf waaye doo si am ñi njëkke bindi demal nga xool seen téere ñi njëkke bindi ak ñu mujjee bindi dañu daal nekk benn la fil usul kon mais am na yenn masaayil yoo xam ne nit ñi wuute nañ suñu wuutee si amee rek yow munoo jël benn nga ne lii mooy fahamu salaf bàyyi beneen donc loolu nañ si bàyyi xel masalan buntu jarh wa taadili masalan nit ñi wuute nañu moo tax ne borom xam-xam dañuy wax ne wuute la plupart de wuute si ahlu sunna fu ñu am fuy gën a foo su boo gisee wuute si ahlu sunna rek nga xam ne loolu masalatu ijtihaadiya la loo xam ne amulu nas nit ñi seen ijtihaadi la ñuy demee ku nekk li nga gis ak noonu nga ne lii la li nga jàppee ça moyen personnel noonu nga koy waxee loolu ab wuute su amee munoo jël waxu kenn nga ne lii mooy fahmu salaf masala suñu demee si buntu jarxu taadili masalan jarxul mubtadi wala ndax dinañ jële si riwaaya mubtadi wala duñ jële si moom boo demee foofu képp ku la wax ne benn waxu moo fa ne waxu la dëgg képp ku jàng si kullatil xadis wala nga yitte si ilmul jarh wa taadil inda al muhaddisin ñemoo taxaw ne nga ne riwaayatul mubtadi xukumul axd anil mubtadi loolu benn wax moo fa nekk loolu du dëgg kon yooyu noonu yi nga xam ne ñu ngi fo boo jëlee waxu kenn si ñoom waxal ne ana ala ra'yi fulaan mais bul wax ne hada ra'yu salaf déedéet parce que foofu noonu li ngay fekkee si téere yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo bind si mustalah al hadis di jàngale ilmul jarh wa taadil moo xam ne xatibul baghdadi la wala ibnu salah ba ñëw ñoom zahabi ba ibnu hajar képp ku jàng ku bindi si mustalah al hadis soo demee seen téere da ngay fekkee ñuy indi xilaaf bayna al ulama fi hada al baab comme nekkuñu si buntu bi nga xam ne moom la pour ñëw leeral mais comme dañuy dénk suñu bopp dénk nit ñi mbokk yi pour ñu nekk waxukat dëgg as-sidqu ma Allah wa sidqu ma al xalq buntu bi ku mu neex mu dem si téere yi nga xam ne moom laa lay wax ne da ngay fekke wax yu boroom xam-xam si buntu boobu noonu daal nag am na ñoo xam ne ittifaaq la ñu indi si boroomi xam-xam yi comme ibnu Hibbaan lu mu wax boroomi xam-xam yi dañuy dépôt moom loolu la wax dañuy dépôt di jëlee xam-xam si ñi nga xam ne ab mubtadi lañ mais duñu wootee jëm si bidaa loolu mooy madhabu imam Malik ku dem si al madxal lil xaakim da nga ko fekke da ngay fekke waxu jooju te soo demee si xatibul Baghdadi tamit ab téere bi nga xam ne mooy al kifaya fi ilmi riwaya da ngay fekke wax jooju même maarifatu ulumil hadis lil xaakim da ngay fekke waxu jooju foofu ak waxu boromi xam-xam moo xam ne muqaddimat ibnu salah la wala téere bi nga xam ne mooy sharh alfiyat al iraqi saxaawi même tadribu raawi li suyuti
ñëw ba si Ibn Hajar boo demee da ngay fekkee seen wax daal nag loolu dañuy saxal ne nit mun na jëlee xam-xam si ki nga xam ne ab mubtadi la mais nekkul day wootee jëm si bidaa. loolu mooy madhabul aimma ñoom imam Ahmad seen madhab loolu la ñu bare daal nag mun nañu wax ne loolu mooy mbir mi nga xam ne dafa sax si muhaddisiin yi dañuy jëlee xam-xam si ñi nga xam ne am nañ ay bidaa mais woote wuñu jëm si bidaa. mais daal nag dépôt nañu tamit daal nag dépôt la duñu jëlee xam-xam si kenn si mubtadaa bi nga xam ne dañuy woote jëm si bidaa. donte ne foofu tamit am na ay xilaaf am na ay wuute yu fa nekk. donc li may dénki sama bopp dénki mbokk yi mooy ñu nekk waxukatu dëgg as-sidqu ma Allah wa sidqu ma al-xalq. nit ku baax nag doo fen doo taamudu di fen parce que su fekkee ne da nga gis lenn si téere ngay nëbbu ko waxu li safaanoo loolu yaa xamal ne yaa ngi fen. te yonent bi alayhi salaam dafa ne wa iyaakum wal kadib ngeen moytu si kay parce que kadib fen mooy yóbbu nit si kaccoore moo lay yóbbu si safara. nit du deñ muy fen ba ñu bind si yàlla ñu ne fulaanu kadab aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam loolu nit ñi dañ si war a moytu nañu wax nit ñi dëgg nañu wax nit ñi lu am. Bukhari sahilu Bukhari ñaata nit ñoo fa nekk ñi nga xam ne sax na sax ñoom ay mubtadi lañu mais daal ñu wootee dem si bidaa moo tax ñu jël si ñoom ak ñi mel noonu. Cheikh Saïd Raslan wafaqahu llahu taala am na benn téere bu mu bind si mubtadi yi nga xam ne dañoo nekk si kutubu sitta. bu ma juumul arruwaatul mubaddauna fi rijaali kutubu sitta yaakaar naa loolu téere bi noonu la tudd téere bu am solo la. donc buntu bi ba léegi mun nga lire jaami'u bayaanul ilmi wa fadlihi li Ibn Abdul Barr buntu bi ku mu sob nga dem xool. en tout cas loolu laay dékki sama bopp nit da ngay nekk waxukatu dëgg fas daa bi maa tuumar bul nekk foofu di nëbbutu di kii nii di nekk waxkati dëgg waxal nit ñi lu am. bul gis loo xam ne dafa leer nañ nga wax nit ñi loo xam ne dafa safaanoo loolu baaxul. képp koo xam ne dangay soññal nit ñi si koo xam ne dangay xam ne kii dagalul ñu jëlee si moom xam-xam. imam Muslim nee na yow da ngay riche yow da ngay tricher nit ñi te loolu baaxul. waroo soññal nit ñi ñu jëlee xam-xam si kenn wala nga soññale nit ñi di wane nit ñi nit diw ku baax la fekke yow sa boo xamal ne du ku baax. loolu boo ko defee rek xamal ne yow da ngay riche mais tamit bala ngay wax nit tamit diw tamit baaxul da nga si war a am xam-xam. boo xam ne bi lay wane ne waxuma si am xam-xam xam si kooku xamu kooku al maarifa nga xam maarifa taama mi hada rajul soo ko xamul rek da nga war a noppi. moo tax salaf yi daal nañu leen ñu bare su muhaddis yi ni dañu leen laajee noo xamee si diw mu ne la aarif wala ñu ne ko majhuul moo leen gënal ñu wax lu dul dëgg. donc loolu tamit ñu bàyyi sa xel. te tamit fu may mujjee mooy gannaaw boo ñuy góorgóoru ñu nekk waxukatu dëgg sore fen nañu moytu si rëy-rëyloo nag am na ay mandarga. bokku na si mandarga rëy-rëyloo mooy nit nga ne diw nii la mel nga bugg force nit ñi ñëpp ñu nangul la sa wax jooju ku la nangul wax jooju rek nga mere ko wala nga boole ko ak kooku. non salafu ma kaanu yafaluna hada wallahi alazim ma kaanu yafaluna hada abadan. ku weddi loolu demal nga xoole imam Ahmad ak tullaabam yi wax nañu si imam Ahmad taana fi rijaali walam yaxuzu kalaamahu
kathiru min tullabihi. Imam Ahmad ñaata nit la jam bu am na yoo xam ne dafa dugg ak ñoom sax mais tullaabam boo demee seen téere dañuy génne seen hadis. Masala ñu ñëpp xam nañ ne Imam Ahmad dafa taane si Ali ibn al-Madini, mais demal si Sahih Bukhari da ngay fekkee riwaayati Ali ibn al-Madini. kon xam nga ne Bukhari toppul Imam Ahmad foofu te boromi xam-xam yi tamit si ginnaaw loolu yëpp toppuñu Imam Ahmad si waxam jooju. mais est-ce que mus nañ dégg Imam Ahmad muy wax ne comme jëloo leen waxu sàngam comme bàyyoo leen ne diw kon man dema leen di bàyyi wala mu nekk foofu di leen jàmm, parce que nekkulu nit ko xam day rëy rëyloo xam na ne moom lu mu wax fii ni moom mooy responsable si kanam borom bi subhanahu wa taala. donc lii ab rëy rëyloo la nga wax si nit moo xam ne danga koy jam wala danga koy tàgg nga bëgg force nit ñi gëm li nga wax, loolu ab rëy rëyloo loolu hada min alamatil kibr. te nit waroo rëy rëyloo sa bopp parce que waxu amu aaya buy lay wax ne diw sàngam sunni la salafi la amu aaya sa gëstu ak sa góorgóorlu moo la fa yóbbu. keneen mun na gis ne du noonu, mais sa tabi amu aaya amu hadis bu lay wax ne diw sàngam mubtada la sa góorgóorlu ak sa gëstu moo la fa yóbbu, keneen ki mun na bañ a gis noonu. kon lu tax ngay forcer nit ñi parce que man wax naa nangam, kon ku waxul loolu ku gëmul sa wax kon moom bokkut kon buba yaa ngi créé xisbiya. moo tax ne xisbiya dafa bare si nit ñi mais duñ ko xam. ñun de musuñu gisi fenn ne ñu ne Imam Ahmad dafa mere nit parce que nangul ko jarx bi nga xam ne dafa jarx diw sàngam. ku ko gisi nag xam naa maa ngi yeneen sama numéro ngeen indil ma yu ne diw Imam Ahmad dafa ko jarx après mu jarxaale ñi nga xam ne nanguñu ko topp si jarxu waajooju. kon man dama jàpp ne force nit ñi pour ñu nangu sa wax boo xam ne amoo si hadis amoo si aaya, loolu si rëy rëyloo la bokk. ñaar yëpp danger la. donc lu gàttal daal gannaaw ba ma dénk sama bopp si ragal yàlla ak mbokk yi lii laa leen di dégg as-sidq ma Allah sidq ma al xalq te tamit ñu suufel suñu bopp ñu bañ a rëy rëyloo suñu bopp. hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.